بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر gannaaw bi ma nuyee ñëpp kenn ku nekk ci turam ak santam li ngeen may laaj ni léegi lu am solo la comme témoignage ci Diop nag moom wax dëgg yàlla kenn ku nekk bisam la am mais man li ma mën wax ci moom xam naa ni doomu dëkk bi la ku baax la ku yaru la d'abord ku am diine la ci wàllu développement aussi xam naa ni aussi wax dëgg yàlla homme de développement la aussi politique am aussi am na njariñ ndax am na rentabilité ci dëkk bi ndax lépp lu nga xam ni bon dëkk bi mi ngi ci yëngu loxo ma ngi ci d'autant plus encore en matière aussi ci éducation aussi gis nga ñëw na ci dëkk bi def na ci couche de touche formé fi ay génération yu nga xam ne wax dëgg yàlla léegi ay haut cadre lañu ci dëkk bi li jëm ci dëkk bi aussi wax dëgg. asalaamaaleykum maa ngi tudd Khady Diop Mamadou Diop nekk sama jëkkër ju baax ci man ma nekkoon ci kër gi di sëy ba yàlla weddi ko digg yàlla ma kontaan lool ci moom di ko gërëm di ko ñaanal gudd fan ak wér ma nekk ci kër gi mu yor ma sama lépp rakam nekk ci kër gi macha allah ànd ak moom nekk fi ba yàlla weddi mu yor ma ci biir kër gi fi laa nekk fi ba keroog ba mu daf ne toogal ci kër gi ba nga simmi si jàmm kër gi doo ko génn ma nekk ci biir kër gi nekk mu yor ma yor bu rafet yor ko sama njaboot gi si biir kër gi yor bu rafet macha allah ma koy ñaanal yàlla gudd fan ak wér ak fekkeek tal baax na auzu billaahi mina seytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim alhamdulillaahi rabbil aalamiin maa ngi sant yàlla sant sama waajur di sant nag Mamadou Diop ak Diop ñoo bokk ndey ak baay moo jiitu ma toppasi waaw waaye man sama wàllu bopp laay wax moom sagal na ma moom laay tiitaroo ndax bi maa ñëw fii metti na lool ak sama njaboot mais daf ma taxaw ak yir ma teeru ma te ba loxoom ba léegi loxoom jugul ci man jugul sama njaboot may ko bépp jullit bu nu bokkal yéeneen ñaan waaw yàlla naka yàlla may ndigam ñoo bokkam meen li ma wut si àddina si lu baax yal na ko yàlla gën a dooleel ci kàttanu yàlla ak yërmandeem waaw yàlla man naka am naka sañ naka waaw te di yaakaar naa ni dina ko def ndax kenn du def lu baax ba lu bon fekk la du am. Diop mii rek bu ngeen ma see laaj mos tuuti baat ndax Diop mii sama jëkkër ju baax la rakkam bu ma fi indi rek ñoo bokk ndey ak baay waaye moom mii ni ma fonki ak ni ma faale xaw ma ko sax. Diop baax na teey na yaru na Diop xam na ma may kan Diop ba ma takkee indi ma fii ba léegi Diop macha allah si moom man mii da ñàkk naa papa wante tey dafa mel ne ñàkkuma papa ndax moom. Kumba Dem laa tudd man Goro Diop laa maa ngi jóge ba Daara ñëw fii man de wa dëgg yàlla bi ma ñëwee ci kër gi ba tey Papa Diop xooluma ko sax bëtu goro asuma ak moom. doom la ma jàppee li muy defal doomam mi la may defal bu ma defee dara sax mu woo ma yedd ma bi ma fi ñëwee ba tey musuma gis beneen kanam ci moom benn nit la baax na yaatu na alalam fi mu bëgg a yegg yàlla na fa yegg te dina fa yegg ndax borom xol bu rafet rek te am ñaanu waajur bu mu tiit dara ci àddina dañuy ñaan yàlla rek yàlla na ko yàlla may fan yu gudd leneen lépp dina ñëw incha allah. di nekk ci soxna ci borom bis bi di Mamadou Diop may ñaareelam waaw bis bi nag dañuy ñaan yal na yàlla àggale ak suñu sago Diop moom wax dëgg yàlla man sama borom kër la mais mënuma ko gërëm mais dinaa ko ñaanal di ko ñaanal njaboot gi ñu am yàlla nekk njaboot gu barkeel yërëm na ma xam na man may kan di ñaan yàlla benn mbugóor bi mu gisagum ci man yàlla na dund ba yóbbuwaat ko màkk loolu daal lay ñaan sama xol daal
fees na bég naa si moom la jóge di ñaan yàlla lépp lu ma fa am rek yàlla na barkeel di ko si ñaanal di ko gërëm di ko sant loolu daal laa am ci lu may wax. Roqee Diop dëkk Màkka Toubé di mag si Mamadou Diop mi waral mi moom bis bi maay magam ñoo bokk ndey ak baay Diop nag bu ma si dee wax xanaa dama tàyyi bàyyi rek waaye mënuma wax lépp ndax rakka joo xam ne tey na bu du ma sax tey rakkat du ma ne rakkat tey bàyyi la si kër gi waaw ndax li waaye bàyyi waroon taxawee nday war ka taxawee Diop taxawee nag di si mag di si rakk di si jarbaa di si doom ak doxande bu dox bay sax si kër gi rek Diop encadré na yal na dund ba doomam yi aw ko si kàttan yàlla ak yërmandeem ni yàlla guddal fanam sokkoloog na asamaanu suuf yal na suuf na gilem si biiri bëy li moo xaar si àddina di ko ñaan di ko yaakaar si àddina yal na ko yàlla def si barke Seydina Mohamed ndem ñoo bokkande ak baay mu topp sama gannaaw gi yal na ko barke Njóobeen topp lépp lu baayam amoon yal na am lu ko ëpp lépp lu baay amoon na am yal na am lu ko ëpp fu baayam taxawoon yal na ko paase yal na ko paase ak yaayam yi si biir suuf yal na yàlla xare àjjana waaye lépp lu ñu am rek liggéeyu ndeyam ndax yaayam a ko liggéey ndax ba jigéen ñaa liggéey yaayam dafa takkoon diggam di liggéey kon nag lu mu am rek liggéeyu ndeyam moo tax képp ku am sa waajur rek boo nga jaamu sa waajur ku ko defu perte ndax waajur amul remplace lépp loo fa liggéey rek di nga jot añam man nag loolu laa si amoon lu ma wax nga jàll si ñeneen ñi. Oui. maa ngi tudd Momar Diankha di directeur entrant ma remplacé fii monsieur Diop ci école Djougop waaw témoignage yi gars yi def léegi mooy président APE bi ak président CGE bi donc noonu lañ mën a def parce que ñoom ñoo nekkoon moom di cheminer pendant 11 ans ak moom man nag ren laa fi ñëw mais danaa leen mën a wax dara ci moom ndax ñoo bokk même milieu bi ñuy nekkee ndax koo xam ne kii mi ngi commencé ci méthode CLAD mooy méthode bi njëkk bi daan commencé rajo scolaire ba tey fekk la APC kon jaar nga ci système bi yëpp lépp war nga ko mën a xam management ngay mën te dama daan wax naan dafay ànd ak ay adjoint li ñu wax naan li gën a am solo ci àdduna mooy nga am secret biiru nekk ak ay xale liggéey ñoom jafe na mais boo demee ba mën leen a contenir ngeen di nekk ensemble muy am paix sociale dans l'école ça veut dire que ne kii c'est un grand management léegi nag de toute façon moom c'est un éducateur donc noonu la mën a def tey li gënoon a bu fekkoon ne tey dafa defoon lu yées lii dañ koy waxal mais tey li mu def dafa rafet ba nga xam ne bii ñëpp dañ ci am yaakaar balisé na terrain bi nag xajal nañu yoon bi xàllal nañu ko bu baax xam ne fii teg suñu tànk donc loolu duñ ci am benn xarma yàlla dañ koy gërëm di ko ñaanal mu gudd fan nee nañ dafa dem retraite pour man demul retraite am na ku mel na moom ko xam ne mu ngi ci milieu bi te la muy def moom ca lañ jëm mooy Massar Sarr bi nekkoon directeur raw kooku ba léegi buñ la waxee ne la nekkul en activité da nga naan non parce que toujours mu ngi sur le terrain di daw di ànd xale di leen gunge moom it expérience bi mu capitalisé daañu ko soxla daañu ko touché daañu ko wër fu mu nekk daañu ko jëli mu jox ñu partagé ak ñun expérience bi mu am. donc asalaamaaleykum man maa ngi Doudou Babacar Ba chef de village Djougop maa fi nekkal village bi di leen gërëm di leen sant donc ci li ngeen nu laaj ci mbir mi manifestation bi donc dañ ci àndoon ak sunu directeur école jàngale fi di jiitule nag ci monsieur Bodian bi nga xam ni moo fekkee ubbite école bi moo vraiment école bi fu mu déroulé ba nga xam ne ci benn classe ba ñëw ci yenn classe yi monsieur Bodian vraiment moo fi nekkoon moom kese di wax ne yàlla na ko yàlla yërëm xëy na waroon a fekkee tey événement bi mais yàlla moo ko dogale noonu waaye di wax ne yàlla na ko yàlla jégal Mamadou Diop tamit nekk fi directeur tamit ci biir dëkk bi nit soo ànd ak moom rek ngay liggéey ngeen nekk ak ay jàmm ak salaam su demee ba mu lay tàggu def naa ni war nga ko mun a tamit surtout jàngale nu mu méttee ci maître yi parce que vraiment que def nañu fi ay jëf yi nga xam ni lu rafet la
parce que dañ leen yónni gouvernement bi moo leen jël teg leen fi donc su ñuy am ay résultats rek dëkk bi day kontaan donc ci biir kontaante boobu nag la ñu jël vraiment que tey ñu jël bis bi pour saragal ko pour wane ne tàggatoo la mu ngi retraité di dem donc. asalaamaaleykum man la Abiboulaye Kane président CGE bu Diougop depuis presque 5 ans man maay président CGE bu Diougop donc at yi fi Diop def yëpp yaakaar naa ni koo defal juróomi at def nga ak moom lu bari waaw def na ak moom juróomi at te kon yàgg na ak moom. ensuite li mu fi yokk accord na président AP wax na ko parce que sinon répétition rek lay doon. clôture bi renforcer classes yi fi nekk yëpp ba actuellement ñoo ngi ci 10 classes nekk école bi nga xamante ni bokk na ci école yi gën a mag ci IEF Saint-Louis département IEF Saint-Louis département ba tax na depuis boobu ba tey ñoo ngi am résultat nit la nag boo xamante ni bëgg na fu mu dem rek bàyyi fa résultat te noonu lañ ko xamee donc nit ñi aussi loolu lañ xam ci moom ba taxoon na bu muy ñëw fii itam ku nekk bëggoon nga mu nekk sa école ba nga xamante ni sa école dana jëm kanam parce que ku ne xam na ni fu mu nekk man bokk naa ak moom zone 7 bokk naa ak moom zone 11 ci mouvement associatif donc xam naa ko bu baax a baax xam naa ko bu baax nekk na président zone 7 ñëw na zone 11 ñu mu fa nekkaloon ñëpp xam naa ñun bu ñu dugg remercier di ko seede ñi nga xamante ni ñoom ñoo fi nekk ñëpp mbooloo bi fi nekk ñëpp ñu xam ni Diop nii la mel bu doon suñu sago te am nañu yaakaar sax loxoom ba tey génn gu fi xëy na dem na retraite mais toujours ñoo ngi ñaan mu des fi. asalaamaaleykum man la madame Guèye Koukaya Diagne nekk enseignante ci école bi tey nag li ñu dajale fii nii moom mooy sargal suñu doyen bi nga xamante ni moom moo retraité ren muy Mamadou Diop mu nekkoon suñu directeur bu nga xamante ni wax dëgg yàlla mën nañu commencer mais mënuñu jeexal ci moom ci encadrement pédagogique bi nga xamante ni moom la ñu nekkoon ak moom mu defal ñu ko yar ñu comme doom yu mu jur nekk ak ñun ci sutura jàmm ak teraanga macha allah. aw man maa ngi tudd Idrissa Sow man maa nekk président association parents d'élèves école du Diougop de relais bi moom tam ba mu ñëwee relais bi aussi ma apporté ay touches yu mel na touches yu am solo ndax jàppale nañu ba mur de clôture bi am école bi amul woon mur de clôture mais moo taxaw ba mur bi am muy tëjeeku mu jàppale aussi ba indi ay initiation yu baax ay tenue uniforme élèves yi moo ko initié woon fii école Diougop moo fi jëkk am tenue uniforme ci élèves yi loolu aussi ñu nekkoon benn affaire bi nga xam ne salué nañ ko lool ñu rafetlu ko lool xëy na jafe woon na sax ci départ bi parce que compréhension yi nit ñi ànduñu mais bañ demee ba ci biir gisoon nañ vraiment nekkoon initiative bu baax initiative bu am solo yàlla dafa mu continuer ci relais yooyu mu boole ci aussi instaurer benn climat social bu baax parce que résultat bu Diop mun a am fii ci école bi climat social bi mu instauré woon entre jàngalekat yi moo ko indil amoon na jàmm am na salaam amul xuloo amul xeex gars yi di liggéey 5-5 mu defaat ci beneen initiative bi nga xam ne mooy journée d'excellence yi def nañ ci lu toll ak juróom benn journée d'excellence yi nga xam ne yëpp dafa mucc ayib moo poussé xale yi sax encouragé leen parce que xale yi dañ doon rivalité ci yooyu parce que ne journée d'excellence ku ci dàq jàng da ngay am cadeau yu baax loolu aussi nekk na facteur bi xam ne feeñ na ci résultat yi moo tax moom bi mu ñëwee yàlla def na 100% am nañ ko Diougop dafa doon am 100% ñaari yoon ba ñetti yoon sax yaa am na ko. Voilà, asalaamaaleykum. Donc je m'appelle Pape Djibril Ndiaye. Je suis enseignant dans cette école. Donc je serais très content, très heureux de parler d'un monsieur, en l'occurrence monsieur Mamadou Diop, qui est parti en retrait, je dirais, et non pas en retraite, parce qu'il a vraiment été très social envers toute l'équipe pédagogique. Et aussi, il a été, de par ses services et de par le travail qui l'anime de tout le temps, était un grand combattant, parce qu'il nous a instruit beaucoup de valeurs, telles que la solidarité, la sociabilité surtout. C'est ce qui fait que vraiment aujourd'hui, on n'a même pas les mots justes quand même pour
pour dire exactement, mais je sais que tout ce que nous voulons et ce que nous lui souhaitons, c'est des prières et une longue vie. Bonjour tout le monde. Je me nomme Hassan Sow, je suis élève à l'école élémentaire de Djougop, je fais la classe de CM2. En fait, nous sommes venus ici pour rendre hommage à notre ancien directeur, M. Diop. M. Diop, bon, c'est un très bon directeur. Il est gentil, il n'est pas quand même... Il aime jouer, quand on le voit, il sourit toujours avec les enfants. Et quand même, aussi, aujourd'hui, j'espère que le fête sera... On va bien amuser. Et aussi, bon, ça va lui faire plaisir. Bismillah. waaw man la Aminata Gueye di ancien élève si Moussa Diop muy ñu koy wax Mamadou Diop dëkk Maka Toubé Mamadou Diop nag bu may témoignager si moom dama ciy sawar daal parce que nekk na ku nga xam ni waxuma la sax ñi mu jàngalul mais ñi muy gis sax bu sañoon dañuy réussir asamaa ñi nga xam ne daf leen a jàngal peut-être booy jàng di nga nekk xale ba lu bëre doo ko comprendre après boo nekkee mag ngay comprendre nekkoon na koo xam ne daf ñuy surveiller ci école bi duñu surveiller si kër gi ba dañ daan naan sax ki dafa lakkal dafa ñuy sonal dégg nga te lépp rek bëgg ñu réussir moo tax mu ko doon def. tout d'abord damay présenté wu Saliou Diagne laa tudd dëkk Maka Toubé village bi nga xam ni fi la Mamadou Diop dëkk muy village natalam beneen bi mooy Mamadou Diop sama doomu bàjjan la parce que sama papa nijaayam la quoi kon kooku yaakaar naa ni bu ñu may laaj si moom dinaa si mën a sawar bon li ñu xam si moom mooy nit ku baax la bon nekk si koñ bi ku am bëgg-bëgg am personnalité yooyu qualité xam nañ ko si moom leneen li mooy bu fekkee côté bi nga xamante ne bii côté enseignant bi mu doonoon ñun dañu nekk promotion bi nga xam ne ñun la njëkk jàngal fii si Maka Toubé bi mu jógee Fouta dafa ñëw fekk ñu am benn enseignant bu ñu doon jàngal def ak ñun presque ba année bi di jeex moom bi mu ñëwee comme Maka la dëkk li mu njëkk def dafa ni dafay relever défi parce que affaire année bi jeex na ba pare alors il faut mu def exploit fexe ba nga xam ni waa Maka daañu gis seen bopp si li nga xam ni moom la mën te loolu la defoon parce que si je me rappelle bien on était 37 élèves presque yaakaar naa ni ña ca admiwul woon matul 10 mais nag ça a été très dur parce que rigueur bu métti la ñu indi loolu ma wax leen si benn anecdote rek moom bu ko déggee dina xam li may wax 25 divisé par 2 jox na ma ko mën ma ko trouver élève CM2. waaw bon grand Diop bon suñu Mamadou Diop suñu grand frère la ba ñun dañu juddu fekk ko fii mu nekk suñuy grand yar ñu gis ay qualité yu baax ci moom vraiment ci dëkk bi ci tànkam la ñuy yaroo ñun si ay référence la ñuy ci ñun on a tout vécu là-bas suñu jeunesse def lu nekk foofu te mu ñuy conseiller itam suñu nekkee suñu nga xam ne du yoon daf ñuy toog wax ñu ko dans le cadre social dans le cadre sportif aussi ñu nekk suñu mag ñi nga xam ne dañu nekkoon ci ASC Maka Toubé mu nekk ci football encadrement ba tey mu nekk ci ñi nga xam ne ñu ci conseiller lañu ci équipe bi. asalaamaaleykum man de xam naa ni li may ci wax du bëri quoi xanaa di compléter rek gars yi ma jiitu ci kàddu yi comme ñun Zal ñi nga xam ne ñoo bokkoon promo boobu. duñ ko wax donc ñu ngi koy remercier bu baax encore di ko remerciement boo xam ni amul àpp di ko ñaanal aussi que jaar-jaaram yëpp ak li ko desal ci àddina yëpp yàlla barkeel ko. ñun aussi ñi nga xam ni am na lu mu ñu jox mu néew mu bëri vraiment yëg nañ ci suñu bopp ñu ngi koy sant di ko gërëm ci loolu di ko ñaanal yàlla lu mu man ren yàlla na man lu ko yàlla na man déwén lu ko ëpp quoi ñu ngi koy remercier encore un grand remerciement boo xam ni amul àpp daal merci. auzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim man maa ngi tudd Papa Cheikh Fall. bokkoon ak Diop école normale régionale bu Saint-Louis muy sama promotionnaire pendant 4 ans aussi ñun ñooy bokk benn nekk buñ doon fanaan nekk pendant 4 ans ñu bokkoon promotion bi nag ak ñeneen suñu ay yeneen morom yoo xam ne xëy na tey su may wax sax du ma wax ci seen tur waaye ñoom ñëpp dinañ ci gis seen bopp koo nekkal 4 ans
am na loo mën a wax ci moom mais may wax ne tey bis bii ñu ko ñëwal tey ji man dama forcé ñëw c'est parce que loolu daf ko leble woon Diop lu ko waay defal rek c'est parce que da ngay fay bor waaye moom lebal na la ko démb ba tey ñëwul quoi kon mën nañ témoigner foofu wax ne c'est quelqu'un qui est fidèle en amitié mën nañ wax ne lépp lu ko nit di defal fekk na moom lebal na la ko démb quoi promotion bi nag wax dëgg yàlla 8e promotion bu école normale parce que mun moo wax ci école normale yëpp parce que suñu ay mag ñi ngi fi doyen Sidi Boy mi ngi ne toog moo ñu fa jiitu nekk suñu mag nekk ku baax nekk koo xam ne genn wàllu Diop la mën na wax ci moom lu bari ñoom Baye Ndaraw aussi Baye Ndaraw Diop ak doyen Massar ñoom ñëpp aussi suñ ñëwee dinañ wax ci Diop parce que ñoom ñoo jiite groupe bi nga xam ne tey moo ëmb école normalien yëpp quoi ancien normalien yi. ay magam aussi tamit ñoom ñu seede ci moom kon damay wax ne Diop ku baax la yàlla na ko yàlla defal sutura yàlla na ko yàlla may gudd fan ak wér di sant aussi ay soxnaam parce que ñoom aussi wax dëgg yàlla bañ ko xamee ba léegi niñ jàppee Diop moom lañ ñu jàppee. di sant famem di sant ay rakam ñëpp ñi ngi sant bu baax kon waa 8e promo Almuxtaar moo doon wax foofu ñoom bu ñu déggee Almuxtaar dinañ xam nañ seen sëriñ moo doon wax quoi jërëjëf jëf. asbillahi min seytaan rajim bismillahi rahmaani rahim yal na yàlla defal sutural dàqal nu musiba ak balaa gàtt fan ak dégg ñaaw damay continuer rek si li Modou Fall di wax kii ñuy fi dajale daal muy Modou Diop nit ku baax la ndax man bi may ñëwee fii 1978 dama ñëw fii fekk moom mu nekk Saint-Louis ma ñëw fii ubbil yaayam ubbil ma néegam fekk ñu tëj néeg bi yaay ubbil na ma néegam ni ma mën ngay fanaan fii ma fay fanaan ba mu fi kenn jot mu ñëw fii fekk ma bu mu fi ñëwee dafa ma gën a feddali jàpp ma xamal ma lu bare ni ma booba temps lampe pétrole la ñuy taal mu ne ma pétrole bi bu jeexee bul si jënd def si benn xaalis na nga dem sama maam day jaay pétrole mu solol la si pétrole nekk fi ñun ñu baax man tam may indi sama moromi xale samay morom dañ bi day fees dal waaye bu ñëwee dugg si néeg bi day jël li muy jël dem masul wane kanam gu ñaaw wala leneen nit ku baax la ku yiw la ni mu nekk xale daal noonu la nekk mag. allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi wa sallam donc Mamadou Diop ñi nga xam ne ni tey jii moo waral bis bi muy sargal bi ñu koy sargal bi mu defee plus de 35 ans de service nekk na ko waaye ci nga xam ne nii yàlla def nu boole depuis les années 70 la nu yàlla boole mu nekk nit ku nga xam ne nii nit ku yaatu la nit ku mat nit ku fonk itam lépp lu nga xam ne nii daf ciy teg tànk wala daf ciy teg loxo. lii nu fi dajale tey jii yàlla naka yàlla def lépp muy sunu xéewal def ko xéewalu mboolem mi jullit kii nag bu ma si doon wax lépp tey jii ak li ma si mor a wax lépp fi la ñuy yendu ndax du ñu nekk lu tuuti nekk fii moom mii mu nekk ak ñun fii ñu nekk ñun ñëpp fi nekk fi xale daanaka fii moo doon sunu grand place bu mag ci seen kër yaayam nekkoon ko nit jigéen ju yaatu bu kenn mënul wax moonte mu nekk ñun comme noonu nu nekk xale nekk fi mësuma dégg nu ni moo fi wax lii wala moo fi def lii ci sunu ànd nun ci li ma ci xam fii bu mu commencé nekk fii nu nekk fi ba kenn ku nekk dem nekk mag moom mu dem Fuuta nu dajawaat Fuuta man ak moom nu nekk fa ba dellu siwaat fii mu jóge fi nekk école Màkk yi ba jóge école Màkk man bi mu nekk Màkk man nekkuma fi mu jóge fi dem Bujug bi mu demee Bujug ak léegi ah man de si sama gis-gis ak sama dégg-dégg mosuma fa déggal mu lu nga xam ne dundi Jóob moo ko fa wax wala Jóob moo ko fa def bismillahi rahmaani rahim alhamdulilah allahumma salli ala sayyidina muhammadin xaati dima sabax naas bil aq bil aq wal hadi ila sirati mustaqim wa ala alihi aqdar mutabil azim inna allaha malaikatu yasalluna ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallam sallallahu taala alayhi wa sahbihi wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salaamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin yàlla na nu yàlla defal xéewal defal ko mbooloo mi jullit